kooku moom ñu ñëw jël engagement di ko wax professeur boo tëddee nelawal yow équipe bi nga àndal yëpp tax xam ni ñun fii nañ ko gagné donc loolu laa amoon ci lu gàtt li nga xam ne mooy engagement. waaw di nuyu Babacar Pascal Dior di nuyu sunu sœurs yi ñoom Marie Diop Sylla ñoom Fama Aïdara di nuyu Oumou Ndiaye ak sunu frère Ahmed Diallo vraiment di nuyu tonton Babacar Ndiaye aussi ak l'honorable député Maimouna Sène moom xamee naa ko ci géopolitique bi vraiment ndax jàmbaar la. léegi rek soo xoolee 4 mois avant les élections nekk nañ ci waar bi Souleymane mu ngi nii ñu koy remercier aussi ci formation yi bu defal jeunes yi ba nga xamante ni suñu demee kër yi dinañu outillé wu pour xam lan la ñu war a wax waaw donc vraiment ñuy kontaan encore une fois di gërëm ñëpp di leen wax ni Macky Sall c'est le bon choix waaw lu tax ma ne c'est le bon choix dafa jënd frère. beneen bi mu teral ñu taaral ñu jox ñu ay financement ñuy liggéey di indi di yokk suñu kër yi di defar ba mu baax kon président Macky Sall gàcce nga la moom kon jigéen ñi rek la teg kon dinañ ko fal au premier tour ñëpp nañ jóg jëli seen i carte d'identité wateel ko 9h bu jotee nañu tàqale ko ay Idrissa Seck guy merci beaucoup. xam naa ne sama coordonnateur damay nuyu waa 10e. parce que fii 10e la Carrière ak Escale 11e amul 10e moo am lépp benn la donc maa ngi nuyu Aliou Sarr maa ngi nuyu bu baax monsieur le coordinateur ñu ngi lay nuyu am mbégte tey xëy na doonte damaa bokk ci délégation bi mais dama am mbégte ànd ak waa 10e tertu la tey ak waa Carrière waa Escale ñuy bépp kilifa boo àndal responsable politique responsable de mouvement honorable député su ma limee juum dama bañ fàtte ñu mere ma wax dëgg yàlla ren de mën naa ne damaa noppal tuuti danaa possibilité guddeeg bëccëg ak ñu ba 1h du matin bi ñu tàmbalee ba dugg ci quelques kër gis ne carte d'identité yi commencé naa manqué am na ñoo xam ne amuñu carte d'identité ma gis sama frère rek sama sëriñ ànd dugg ci kër yëpp di liggéey maa leen mbir mi armée la bu ñu armée de xeexee dafa am armée de l'air armée de terre am armée de mer lépp am na kon nag naa liggéey ci carte d'identité yi te bàyyi ren mbooloo mi dugg ci kër yi kon mbir mi ñëpp a ci jàpp muy chef de cabinet ñun ñëpp liggéey nañ ci pour wax leen message bi bon liggéey ci kër yi nga laajte leen ñan ñoo jotagul seen carte d'identité man ci dizaine bii ñu kër NMA kër Messi Sow kër yu bëri fii dem naa jëli li jëm ci seen carte d'identité ba ñoom dem nañ jëli ko kon nañ liggéey ci loolu mais ñun ñëpp suñu milliards lañu dañuy seen i carte d'identité yaa ngi fii ci espace Agora bi kon gëm naa ne président Macky Sall falaat ko mooy suñu yitte dama ne tàccu leen loolu falaat Macky Sall mooy suñu yitte carrément ni may bàyyee ma gestu fii ma jàkkaarloo xëy na oto may nëbb. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu kilifay diine yi ak aada yi ci koñ bi di leen gërëm di leen jox ku nekk seen wàccuwaay maa ngi gërëm sama coordonnateur zone ouest muy le professeur Demba Diouf muy nit ku baax muy nit ku gore muy nit koo xam ni bëgg na ku nekk gis sa bopp ci parti bi mu jàppale ñu lool dese jërëjëf Dieynaba merci beaucoup honorable député nuyu naa la maa ngi nuyu sama yaay Soxna Fall mi ci koñ bi ak association yi fi nekk yépp dama yaakaar ni nag 10e dañu war a sant yàlla ndax dañu gis suñu bopp ci régime président Macky Sall bi ndax 10e dafa nekkoon àll 10e am insécurité kenn ñemewu fee ñëw 10 ndax ay coupure électricité dañu doon toog courant bi coupé 10e lëndëm kuruus agresseur buy def lu bon fii ngay ñëw léegi est-ce que courant bi mi ngi coupé est-ce que mi ngi coupé tul 10e nekk benn quartier spécial zone industrielle bii ci 10e la bokk
suñu institut Pasteur a ngi nii yéen a ngi jàkkaarloog tableau bi 10e presque ay service ñoo fi nekk mu am ay temps yàggul dara régime bi passé courant bi di coupé ay groupe électrogène rek moo fi tàkk di polluer air bi suñu doom yi di feebar mag ñi di feebar asthme bi bari ci askan bi loolu amati na fi benn groupe tàkkatu fi ñun ñi nga xam ne ci secteur boobu la ñuy liggéey muy secteur tourisme amatuñu problème boobu demoon nañu ba suñu liggéey di bëgg a yàqu ndax problème mu électricité problème boobu président Macky Sall résoudre na ko 10e ñëpp xam nañ ne ay kër yu yaatoo fi nekk mais demoon nañu ba kër yëpp dee nañu ndax lan kër yi amatul nit kenn nekkatu fi ñu ñëw président Macky Sall UFR santé ngi fii ISEB a ngi fii IADL a ngi fii université yi bari fi lool 10e fi mu nekk kër goo gis yëkkati na étage pour lan ñu ngi héberger ay étudiants di louer di ci gis suñu bopp dëgg la wala du dëgg waaye tàccu leen loolu donc man ci gàttal du ma sori ci réalisation yëpp damay wax li xew ci suñu koj bii donc ñu ngi sant yàlla bu baax a baax donc nañ leen gën a góorgóorluwaat dugg ci biir kër yi ba nga xam ne au soir du 24 février Macky Sall delluwaat jël 10e jël Thiès jël Sénégal wasalaam merci. yéen ñi ngeen xamante ne ñoo bokk liggéey bi depuis ba ñu commencé ba léegi man ak yéen bàyyiwu leen ma seetaaniwu leen ma beddiwu leen ma ndax xam ngeen ni man Benno Bokk Yaakaar laa bokk Ousmane Tanor Dieng mooy sama président samay responsable la ngi ni madame Diallo Doudou Ñaaña ñoom ñëpp ñu ngi nii toog waaw kon na maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ni Ousmane Tanor Dieng Benno Bokk Yaakaar la gëm ñun moom la ñu gëm yéen nit moom ngeen gëm ba ngeen boole ma ci seen biir loo leen di def wax ma loo leen di def kii ba beddiwu leen ma defu leen ma da yëkkati ma ci kaw nag 10e noonu lañ ma defal 10e du ñu def dara te waxu woowuñu ma du ñu def dara te boolewul ma ca mu saf ma lool saf samay responsable lool te luñ ma def 10e nag su nee ni ma woo samay responsable te bu boobaa dinañ ko lijjanti waaye defu leen loolu da ngeen ànd ak man depuis du commencement à la fin yéen a ngi ak man ci lépp kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que dafa guddi waaye sinon dinaa wax lu ëpp loolu. Cette belle caravane. Di remercier aussi vraiment ñi bokk ci caravane bi yëpp mais di leen xamal que depuis le début de la campagne c'est-à-dire le dimanche waa cité bi góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi takku di def une visite de proximité di présenter le bilan du président Macky Sall mais ses réalisations di remercier aussi le docteur Papa Amadou Ndiaye pour la confiance qu'il a placée au sein des jeunes et des femmes joxewul bopp rocc làmmiñ. Le premier jour, il nous a accompagnés et on a eu à visiter les autorités religieuses, coutumières et administratives pour recueillir leurs prières. Depuis lors, c'est des visites de proximité bu ñuy def chaque jour te vraiment bu dee yàlla coono rek lay fay kon yaakaar naa ni mën nañu am yaakaar. ñu ngi gërëm képp ku fi teew tey di gërëm les militants de l'APR Benno Bokk Yaakaar ñi dëkk Cité Malick Sy ñi dëkk HLM ndax vraiment suñu ni ñu partagé suñu pôle bi dafa am solo ndax depuis biñ ko defee ba léegi kenn amul ak kenn xarma yàlla dañu bokk ndey bokk baay xàccandoo di dóorandoo àndandoo di dugg porte à porte visite de proximité bu tayee ñu ñëw Cité Malick Sy bu subaa ñu ñëw HLM ba yaakaar naa ni suñu xel dal na yëf yaa ngi bëgg a mokk ñu ngi bëgg a daj tey nag li waral lii tey jii pour li ngeen fi fekk dañu am ay xew man fa laa jógee léegi man mii di wax ak yéen Mbuur laa yendu mais lii mënuma ko woon a bàyyi damaa egsi teg sama sac rek départ sama cousine moo gaañu xam nga loolu
day loo xam ni mënoo koo tànqamlu HLM actuellement ñaari xew a nga fa femme yaa nga fa dañoo ñëw dawaat dellu loolu yëpp cité Malick Sy am xew loolu yëpp wane seen xër ci Benno Bokk Yaakaar ak wane seen xër ci sunu leader yi nga xam ni yàlla moo leen jiital pour ñu liggéey ngir le 24 ñu génn au premier tour amul laam-laamal amul dara xàccandoo doorandoo ñunu neen la c'est nous dans nous. kon asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen dalal tey fii ci sunu pôle muy HLM Malick Sy normalement waruma woon a wax parce que sama coordonnatrice tey wax na ba pare waaye nag suñu yoree ay gan mais ñii duñu gan ndax Demba du gan fii la dëkk Adja Maymuna mi toog du fi gan kon ñoom suñu ñëwee tey ak sama frère Babacar Pascal ñoom ñëpp ànd ak Saliou Ndiaye ànd ak Madabo maanaam zone ouest daal mi ngi nii toog ñu wax leen nag di leen nag dalal seen xel fii yàlla def na ne 2014 2012 ba léegi ñooy gagné dem nañu fii HLM njëkk nañu faa gagné ñu góorgóorlu ba gagné waaye nag bii yoon dañuy booloo nekk benn say mu am victoire boo xamante ne ñaari yëpp dañ koy am waaye ñun bëggatuñu ay victoire yu ndaw 70% la ñu soxla ci HLM ak 10 Malick Sy ñi ngi leen koy sas nañ loolu nag li koy maye yéen a ngi ci madame Diong maanaam mooy porte à porte bi ngeen di def waxtaan ak nit ñi yee leen waxtaan ak ñoom ci bilan wu président Macky Sall waaye nag waxtaan ci bilan président Macky Sall yomb na yombul yomb na parce que loo soxla rek wax ko ci magaca yombul ndaxte soo ciy wax doo jeexal waaye nag xale yi xam nañu ne ñaari université yu mag président Macky Sall mi ngi koy def professeur Demba mën na ma ko seedeel professeur Demba mën nga maa seedeel ne université de Thiès ba nga fi nekkoon université bu tuuti la woon li fi newoon bariwul président Macky Sall def na fi investissement boo xamee ne presque mi ngi ci diggante 10 à 14 milliards université de Thiès tey nekk na université de premier plan loolu yëpp école polytechnique de Thiès tey jii ñu ngi ko defar ba nga xamante ne soo ko gisee da ngay defee ne ba fi canadiens yi nekkee moo dellu siwaat loolu président Macky Sall moo ko def président Macky Sall ba mu fi yéegee ba léegi defar na fi 36 lycées président Macky Sall defar na 200 collèges defal 300 écoles primaires defar na 10 000 écoles salles de classe fii ak 2019 di jeex incha allah suñ ko fi bàyyee li ñuy wax abri provisoire dootul am te loolu président Macky Sall jël na pas-pasam te dina ko def incha allah kon xam ngeen ne kon njàng mi lu yitteel président Macky Sall la ndax président Macky Sall lu tax njàng mi yitteel ko njàng mee ko may lu mu am fii la juddoo fii la jàngee fii la demee université fii la amee xam-xam bi yëpp France ba mu fay dem taaral njàngam rek la waaye njàngam lépp fii la ko jànge kon kooku dina respecté njàngu Sénégal respecté suñuy doom la te ñoom tamit la ñu bëgg ñoom it ñu jàng fi tekkee fi ëllëg ñu nekk fi président de la république di leen sant di leen gërëm wasalaam. aleykum waa cité Malick Sy ak waa HLM kenn ku ne maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di beral nuyoo nag koo xam ni dafa jaro nuyu muy suñu coordinateur Demba Diouf di sama rak di sama xarit di ko bëgg jàmm di ko yaatu koo xam ni dafa woyof ba xale bi soog a judd sax mun na koo yendal ci bedd koo xam ni liggéeyu président moo ko ñor mu ñëw ànd ak askan wi pour falaat le président Macky Sall au premier tour kon Demba merci di nuyu honorable député
di nuyu madame Diong mi ma fekk ak docteur Ndiaye waaye nag il faut ñu wax ci le président Macky Sall ndax tey bi opposition bi jógee di distribuer xaalis di wut mbooloo moom day poser ay actes yi mooy lan Macky Sall jeunesse bee ko ñor Macky Sall emploi jeunes yee ko ñor Macky Sall jigéen ñee ko yor jigéen ñee ko ñor Macky Sall jàppale jigéen ñi li mu ñu jàppale mooy lan dañuy wax financement mais daf ñu jàppale tey kenn xale yi de 0 à 5 ans ku ci am sa doom yóbbu ko hôpital doo fay tey suñu doom yi taxawaalootuñu ñuy fanaan Dakar ba di fa yendu di wut université ba ku leen héberger tey ku ci am bac université bi gën a jege ci région ba nga ne fañ lay orienté tey Macky Sall albatiku képp ku fi amoon sa doom muy jàngale ba sa frère ba sa borom kër mu yokkal leen indemnité de logement benn jàngalekat jooyatul 25000 yi dugg na kon benn jàngalekat jooyatul Macky Sall taxaw ni man Sénégal ma ñor dañ koo fondement ma ñëw eggale ko étage ko war koo terrasse comme vive le président Macky Sall ca kaw ca kanam au premier tour. salaamaaleykum maa ngi nuyu waa 10e waa carrière cité Malick Sy ak HLM di teg loxo bi ci nuyoo ci loxo madame Diong mu jox ko docteur Ndiaye mu jottali ko waa pôle bi yëpp keroog bi ñu dajaloo comité électoral bi ñu ne nañu dem monter ji ay pôle dañoo jóg ñu ni déedéet balaa ngeen a commencé dem leen fi nga xamante ni wóor nañ ni suñ demee mokk na du am jafe-jafe du am mën na am sax ñun suñu eggee du ñu wax dara dañuy fekk leen ñu pare def seen lépp pare muy cité Malick Sy ak HLM muy pôle 2 ak pôle 1 Croix-Rouge ak Jules Sagna ma wax keroog jour boobu que ni depuis février 2018 président woote woon secrétariat exécutif national wax ni nañu commencé liggéey bi ñaari zone yooyu ci biir Sénégal laa wax bu weesoo Njolofeen cité Malick Sy HLM 10e carrière ñooñu ñoo fi liggéey ci biir Thiès ñoom rek ñoo fi liggéey kon yéen ñii mérité ngeen ñu tàccu leen mérité ngeen ñu félicité leen mérité ngeen fu ñu toll aussi ñu wax ko ndax liggéeyal ngeen président Macky Sall docteur Ndiaye mi ko jiite nag wax dëgg yàlla il mérite nos félicitations et nos remerciements. wër nañu pôle yëpp tey ba ñu defee kii coordonnateur Demba Diouf man la yónni ni ma demal ci pôle yi président coordonnateur gis nga pôle yi ñu wër yëpp teg nañ ko ci jàmm liggéey baa ngi dox ñoo ngi wone li nga xamante ni loolu la président Macky Sall liggéey ci réew mi te buñ ko doon seet da wolof dañu ne bay ci sa weewu tànk damaa nekkoon ci ministère muy ministère des transports ñu nekk fii Thiès tey biñ demaatee Ageroute barke démb ñuy laaj nee nañu depuis de 2012 à maintenant nous sommes à 42 kilomètres linéaires loo xamante ni am nañ ko fii ci biir Thiès amul benn dëkk ci biir Sénégal bu président Macky Sall def loolu kon Thiès war nañoo delloo njukkal président Macky Sall ci liggéey autoroute yi ñu defal jox nañu autoroute boo xamante ni Thiès boo fi jógee foo bëgg a dem ci Sénégal léegi daanaka yomb na boo bëggee dem Touba yomb na boo bëggee dem Dakar c'est 40 minutes Mbour boo fa bëggee dem c'est maintenant 35 minutes 40 minutes donc ñun Thiès war nañ président def na Thiès nekk Carrefour Sénégal def na Thiès lépp loo xamante ni war na ko jot na nag ñun waa Thiès ñu delloo ko njukkal maanaam le 24 février ñu fal ko au premier tour avec une écrasante majorité yéen waa Thiès coordonnateur Demba Diouf ñu ngi lay sant di la gërëm ngeen baal ñu àq asalaamaaleykum